Hello, 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 hello. And again. Assalamu alaikum. Good evening, good evening, good evening. Ana sama gañi. Ci lo len nek. And again. Kay len ñu waxtaan, kay len ñu pello. Please share the live. Yen Medugasi, please share the live. I'm gonna appreciate it. Please share it. It's going to be a quick one. Right? It's not a long one. Just a quick. I'm gonna man suma ñew live bariwut. Suma ñew live bariwut. Please share the live. Let me also try and share it quickly. And then we can delve into the conversation, okay? Thanks for coming. You guys are so kind. You guys will come and join me. We have a very, epic family conversation. So please, let's share the live. Do me a favor and share it. I'll appreciate it. Dinako appreciate it because I want this message to go far and wide. Ñi nga xamné ñooñ la concerné ñu dégg ko ñu jàng ci ñu defaraat seen toogaay loolu may jubluwaay gi daal so share leen dimbale leen ma ñu share live bi na ñi ci war a jot ñu jot ci dana ma neex lool soo leen ko share okay share with friends with family let's share come on acca leen ñu pello acca leen ñu waxtaan and again if my voice is clear and audible, the volume is good, please give me a sign, give me an alert that I'm good. Just give me an alert that we're good so that I can get right into the conversation. Please. Dilen Jeggalu. Let me know if I am clear, I'm audible. Thank you so much, thank you. And Sister Mam Lisa, thank you for sharing, Sister Mam Lisa. Abdullah Jallo, thank you for joining. Usman Drame, ML Jabi, thank you. You all come, let's have a family conversation. Nganema, Mam Lisa, lera yu weri koor gi la ñun ñu ci jamono koor jeexal ngeen ñun ñu ci betey dafa me dama ànd ak yéen ngeen pare bàyyi ma fa maa ngi continuer waaye amut solo léegi tey ñun tam ñu jeexal amut solo noonu la thank you Bob Touré thank you share leen ñu amee quick waxtaan xam nga li olof di wax ne rek réeroo amut ñaaka waxtaan moo am man nag I'm a firm advocate and believer of dialogue, right? I believe that you give peace a chance, you dialogue, understand each other. Ku ci nekk sa njuumte nga nangu ko boobu it ci déggu la bokka nga gis fi nga juumee nga gis fi nga jengee ngeen waxtaan d'accord ku nekk defaraat toogaayam loolu moo waral lii nii man saa yu nekk su ma gisee loo xam ne rek yëfi Gambia la loo xam ne xaw na ma see jaaxal du may toog du may noppi damay duga fi ma war a duga damay jokkoo ak ñi ma war a jokkooyal damay waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal pour understand xam li tax li xew mu xew o lu xewut lu tax ba xewut man saa yu nekk ci loolu lay def du yomb nag parce que ñu ngi busy nekk ci yu bare waaye nag dañuy jéem a joxe time parce que askan bi daf ñu ñor te Gambia dafa sax suñ xol bi xeexal askan bi dañ ñu ko mooñaaleel loo xam ne la raxas génnewu ko ci ñun xaste génnewu ko ci ñun saaga génnewu ko ci ñun kon ngeen nangul ñu ko rek def leneen lu may di ñu ñaanal yàlla ñu gën cee sax ñu gën cee déggu te ñu gën cee jub te gën a def li nga xam ne mooy njëriñi askan bi so waxtaan bu gàtta laa leen bëgg a indil rek fii nii pour ñu waxtaan Karamo my brother honorable how are you Mohamed Dabo, Ajaratu, ahankay. I am Ajaratu. If I have more scarves, I'll continue the Ajaratu-ness for
as long as I can sustain it, for as long as I can maintain it. I'm not promising, right? But I'm trying. I'm really trying. So first of all, right, di wax ñëpp ne Eid Mubarak, commencé nañ weeri koor bi Ramadan bi ci jàmm, ñaan yàlla yu bari, saraxe yu bari, def ay xeeti baax yu bari, ak ci weer yàlla def na maye kàttan ak wér ak man-man ak doole ba nga xam ne ñu bari jeexal nañ ko ci jàmm. Kon dara waruñu lu mooy gërëm yàlla sant ko ci baaxaay googu nga xam ne baaxee nañu ko bañ mun a toog tey ne def nañ celebrate nañ weeri koor di jàppane rek ñëpp julli nañ ci jàmm, ñëpp julli nañ ci mbégte. Dëgg la nag naxar tiis ak bànneex ñoo ànda. Am na ñoo xam ne commencement bi neexutoon mujteel gi mu neex, am na ñoo xam ne commencement bi neexoon na waaye mujteel gi neexul, waaye yépp nag ñu santee ko yàlla parce que yàlla lum sabab si nit lu ko neex si nit lu lay def. Lu xew rek xam leen ne moom la ñu jël ko rek jox ko jébal ko you know, nu métti. My Bible tells me, in everything give thanks to God, in everything give all the glory to God. Kon ñu jox all the glory to God ne may nañu ñu fekkee korite celebrate ko si jàmm ak suñ ay family ak suñ ay andi jàmm ak suñ ay dëkkandoor ak ñëpp. So now the conversation comme caption bi ma def foofu noonu concerns questions, right, in regards to the site visit of the president in some markets within the KM, specifically 2 markets, ñaari marché la visit tey, right, Latrikunda ak Serekunda marché. And in KM, ku dëkk biir Kanifing municipality, di nga xam ne ñaari marché yi ñoo nekk the most populated, most dense markets, the biggest in the municipality. Serekunda, Latrikunda, den nga am yeneen yi. Dégg naa ne nag tamit demoon na Brikama, right? Waaye man right now ni conversation bi dama ko center in KM because foofu laa gën a xam, foofu laa gën a miin te foofu laa dëkk it, right? Du ñàkk ne xëy na tamit mun naa am conversation dina yaatu bi egga si Brikama bi ko demoon na foofu noonu waaye li ma tax a jóg mooy ne KM ni ma ko waxee fa laa dëkk, fa laa miin, fa laa xam te fa laa sax, you know. So sooy wax it dangaa wax ci loo xam, sooy waxee dangaa wax loo xam ne duñ la ooyaat ëllëg ne la nga waxoon danga juum oo la nga waxoon du noonu. So moo taxit ma ne foofu lay gën a concentrate. So ñun ñëpp gis nañ ne président bi tey jóg na ñu ne dafa def a site visit Latrikunda market and then Serekunda market. Now questions lay njëkkee, questions yi ma am mooy dama gis vidéo si ma gis ne Mayor Talib Ahmed Bensouda nekku fa. ñun ñëpp xam nañ ne ay fan si gannaaw dafa am safara bu amoon Latrikunda mu njëkk ay weeks ago, safara bu fa am, right? ñu teg ci ay fan yu néew comme few days ago ñu gisaat beneen safara bu am Serekunda marché. Di masawu ñëpp ñi nga xam ne ñoo yàqule foofu noonu su dee benn dalasi nga fa yàqule sax di la masawu di ñaan yàlla mu saafaraal la bépp loo ñàkka yal na ko yàlla delloowaat. lépp loo xam ne sa bos la eloo nga ko te ñàkk ko te yàqule nga ko mu doon métti maa ngi ñaan yàlla come to your aid mu yokka la yombalal la ko delloowaat la lépp li nga xam ne yaa ngi ko fa ñàkka. dëkkandoor yeeg andi jaama yeeg xarit yi nga xam ne ñoom it indirectly get nañ affected by that also di leen ñaanal yàlla may leen xoli muñ, yàlla may leen dal, yàlla yokkal leen, yàlla delloo leen lépp li nga xam ne moom lañ ñàkk foofu noonu. te bu leen di yàlla fay yal na leen fay li nga xam ne moo gën li ñàkka yàlla mun na ko ci kàttanam di ñaan yàlla def loolu noonu. waaye léegi delluwaare président bi def na visit. So bi ma gisee ne Talib nekkut si visit boobu noonu straight away I ask myself because xam naa ne mu ngi ci dëkk bi, right? xam naa ne tey nekkul public holiday, démba moo nekkoon public holiday te xam naa ne ci suba si ni wax naa moom dem na liggéeyi. So mu jaaxal ma lool ma ne ok man laajte lan moo tax Talib nekkul foofu noonu, you know. Now I was made to understand ne yëgutoon sax lii xew waxuñ ko. So moom dafa toog market manager am call ko ne ko man de dégg naa du ne dañ ko call officially sax de dégg naa ñu ne président bi dafa ñëw a site visit si marché bi, right? Ok xam nga ba Gambia moom amin ñëpp a xamante, you know, man mit
nekkul di liggéey biir State House am na lu bari su ma ko fa buggee xam dinaa ko xam parce que am naa fa ay andi jaama am naa fa ay mbokka am naa fa ay well wishers am naa fa ñoo xam ne bugga nañ ma soppa nañ ma te eenee nañ ma jaama ba nga xam ne lépp loo xam ne suma jaami yaram la suma jëm kanam la dinañ ma ko wax dinañ ma ko baaxee dinañ ma ko àggale keneen ak keneen ak keneen ak keneen noonu parce que fii Gambia la ñun ñëpp a xamante right so it was not an official communication right to him okay waaye moom moo responsible pour marché yépp si biir KM bi képp kuy ñëw ci biir marché on an official visit or anything else lu utee ñiy jaay ak jënd ci biir marché bi li war li rafet li jekka mooy nga jaar ci moom jox ko cëram cër dafa am ñu ko moom liggéey dafa am yoon lu nekk dafa am sarta fu ñu koy taaj ñun nag dañ jël politique ñu mbubboo ko ba nga xam ne luñ lekk sax dañuy njëkk a toog ñu xalaat lan la saf yellow la saf ndax brown la saf ndax grey la saf ndax purple la saf fokk ñu pause a moment pour xool caf ka boobu noonu lan lay saf loolu mooy suñ problème fii nii te foo naa ne daf dee am yéena yoo xam ne it's beyond that am na yéena yoo xam ne dañ am pour génnee yooyu foofu noonu parce que yëfi askan bi la yëfi dundi askan bi la yëfi bakkani askan bi la fu safara am safara boobu noonu at that point in time doo dee xam kan mooy rëcca doo dee xam kan mooy mucca dooy xam kan mooy yàqule even doo ku nekk di nga daw pour uti fay laaxu ak di jéem a seet looy génnee si sa alal ak sa yooyu waaye you are not guaranteed until and unless safara boobu jeex ñu soog a toogaat gestuwaat xool kan mooy yàqule kan moo lakkale kan moo réerle waaye in the heat of things kenn duy xam mboolem ku nekk in the vicinity mun na laa laal li English dee wax rek when you are in a glass stone avoid throwing stones you avoid throwing stones because li ñoo wax ci loolu mooy boo nekkee ci néegi weer bul sànni xeer parce que xeer bi ngaa sànni mun na laa dal xeer bi ngaa sànni mun naa toj foo xam ne yow ka ngay jublul pour sànni xeer boobu noonu dina moy kooku mu ñëw dal ci yow soo moo taxee li ñuy wax rek ëytul di gas pax nga mu ñëw mujjee nekk pax boo xam ne yow yaa faa suulu loolu war nañ ko di ko bàyyi xel ba pare ñun tànkaa dëkki jullit right ñu ne ñu ci dañ jógee ci weeri koor balaa weeri koor bi ñun ñëpp toog fii nii baalal ma aha baalal ma aha baalal ma aha baalal ma aha ku nekk di baalu wante aha waaye weeri koor bi jeex benn fan dimanche ñu teg ci lundi bañ ne Tuesday rek ñépp génnee mbubi jaamu yàlla bi génnee mbubi dëkkandoor bi génnee mbubi baalu wante aha bi génnee mbubi yërmande bi solaat beneen mbuba boo xam ne du jur jàmm du indi bennoo du indi yokkatu du indi jëm kanam war nañoo bàyyi suñ xel it is very 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 soon for us to go back to our old ways coming barely 72 hours out of a very holy month, a very peaceful and prayerful month, and then we are coming back to a month of what? Hasido, nyo kajafo, nyo nendiro, you know, nyo tumiro. Are we as serious people? Like seriously? But anyway, let me go back to things. So apparently, the market manager who is responsible for every market within the municipality did not receive an official communication to say the president of the Republic of the Gambia, who is my president, everybody that is watching and everybody that lives in the municipality, he is your president, is coming to visit this market because of the incidences, the unfortunate incidences that has happened, few weeks ago and few days ago. Which in my myopic view, in my own little mind, I feel it is wrong. I don't only feel, I believe it is outright wrong. Okay? Now, we move on to that. That is the market master. Because he had told me there is a disaster management officer from the disaster management office in Kanifing that sits in KMC. He was contacted by the disaster management office, headed by Dahaba, right? He was contacted to say, I will be joining the president for a site visit at these places and things like that. He was contacted by his office, but the market manager was never officially contacted. Dafa just information through the grapevines, who gave him a tip of, this is about to happen, li. But of course, as a responsible, very dedicated somebody, okay, you know what, this is my area, this is my domain, my territory, I am in charge. I will be there.
so su ñëwee dina ma fa fekk su ñëwut muy noonu waaye dinaa dem so mu dem of course consult na the relevant authorities or people within the council and say, this is the information I've received to say the president is coming to do a site visit. And you're like, oh, well, be there in time because you don't want to be caught by surprise. Since you've not been communicated to officially to be given a time and designated, area or whatever, be there, be prepared so that you don't have any surprises. So mudem suma tell them si marché bi tok harle, right? But now not only mom yegut ko, I have done my family to realize the mayor. Oh, something is happening. Hold on. Sorry about that. I also contacted the mayor and I said earlier, and he was like, oh, I didn't know. I only had, been told now he's coming, but it's not been communicated officially. Manam can call ma from the office of the president, the protocol, whatever protocol that is being used to say President Bimunge ñëw and all that. Mujahal ma lol mane did. Lolu, there is a break of protocol because President Barrow momoy President of the Republic of the Gambia. Why tamit so joge fofu no nga ñew down local government si tamit dañ am their own protocol, and when it comes to the municipality yalla dafa dogal right ku yebo nangu Talib Ahmed Bensouda mayor mom moy the elected mayor of Kanifing municipality. Lolu yalla moko dogal te the people of Kanifing municipality the majority ñoko elect. That position nekut a nominated position, right? It's not an appointment. It's an elected position. Bo xamne askan bi ñoo jël doole bobu jox ko. Te doole bobu nonu askan bi ñoo ko mëna jëlaat ci loxom génné ko ne ko jifeer jox ko ku leen neex. So lolu la ñepp wara xamne nga bugga ko bugguloo ko, understand nga mo fa tok. Niko president bi do waxe ñaari president mënuta am ci dëkk bi bena as per the constitution mo mëna am. And president bobu nonu my president Adama Barrow mom la nit ñi elect majority of Gambians ñoko elect ñu taj ko fa ñu war ko nangul moko wax ci gémeñam ma d'accord ak mom ci lolu parce que lolu moy dégal lolu moy loi way légui suñ ñëwé ci keneen muy Kanifing municipality comme mom niko nit ñi electé munta am ñaar nonu lañ electé Talib munta am ñaar at this point in time until next election ñaari Talib Bensouda munta am ñaari position mayor munta am kon nañ leen ko nangul nga sanil ko carte sanil loko carte dang ko wara nangu waralo dox ci dara lo xamne dafa sabotage dara lo xamne dafa tuutil position bi because legi it's not more about the personality of the individual, it is about the position. So man dama gis ne tuutil position bi la ñaka respect position bi la ba pare jël politique sango ko be gisatuloo moo tax président war a ñëw KM pour visite li nga xam ne yaxu bu xew si askan bi la nga sideline kooku not even a telephone call or a letter or an email or a WhatsApp message to say hey dude, don't even call him mayor because you feel too good to call Mayor Talib Ahmed Bensouda. Neko hey boy, hey dude, you know what, the president is coming to KM because the way President Adama Barrow is the commander-in-chief of the armed forces of the Gambia, the Republic of the Gambia, it is the same way that Talib Ahmed Bensouda is the commander-in-chief of the Kanifing municipality. Ding, 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 ding. Yes, he is. He is the commander-in-chief of the Kanifing municipality. Okay? So, I feel it was wrong. I feel it was disrespectful. I feel it was undone for the protocol or whoever was responsible to do the necessary arrangements and just show up, drag the president in the car, mu def li mo def ñu génna. But now, this is the irony, right? Okay, ñëw na fofu nonu, ñi ko wara receive moy market manager bi ak staffam bi ñi nga xamne ñoy liggéeyam mom parce que council dañ am a committee that is responsible for markets, right? Ko xamne market manager bi is answerable to that committee. Mom ona ñoo ñu ne leen li may xew ñi ci mëna ñëw ñi ci mëna dem nañ
right? And then nga am councillor, honorable councillor, suma xariti xol bi, MC Cham, moom mooy the nominated councillor representing business people in the municipality. He was also contacted. Luckily, mu ngi woon si yeneen errand waaye soriwutoon mu bàyyi li moo def mu dem because dafa war a nekka ciram la pour mu nekka fa moom it dem na. So receive nañ président bi and everything else ay yooyu noonu waxa moom won ko round ay yooyu noonu. But then suma xarit bi ne ma bi mu ñëwee di waxa because we all saw the videos and the picture. Am na some few minutes of exchanges with Barrow, right? During that lineup and throughout the site visit, going around and everything else. And Barrow was like, Ana Mayo, Ana sa Mayo bi. And MC was like, oh, sama Mayo bi yeguton ne yange ñew fini, mu ngi ci office bi. And that is the truth. Mayo yeguton ne yange ñew parce que waxuñ koko. A whole president mu ngi ñew ci municipality bi, waxuñ koko. There is no right person who should have received the mayor, who should have received the president than Mayor Talib Ahmed Bensouda. Nañ leen waxante dëgg léegi nañ leen bàyyi politics man nag politikuma lu ma seetlu la lu ma gis la ma feel ne dama ko war a wax te li tax sama bugg ko wax mooy that question bi MC wax ne Barrow laaj na ko ana Mayor so su dee na Barrow laaj na MC ana Mayor which means ne Barrow mu doon expect ne Mayor was informed Barrow xëy na mu doon expect ne the right protocol was followed to reach out to Mayor Talib Ahmed Bensouda to say the president bi mu ngi ñëw site visit, right? Pour join you and your residents of the municipality pour mettitlu yaxute bi nga xam ne moo dal askani KMC, right? Because Barrow dafa ñëw pour dooleel Talib loolu mooy woon ñëwam dafa ñëw pour wax ko ne li nga mettit bi nga am ay yaxu-yaxu bi nga am mang la seen masawu di la join pour mettitlu askan bi nga xam ne ñoo yaxule loolu mooy li war hey ñun ay african lañ hey ñun ay gambian lañ hey ñun ay làkkat lañ dafa am ci yoo xam ne depuis maamati maami judoo nguñ dafa am nuñ daan doxalee dafa am nuñ daan jaaralee dafa am nuñ daan waxee understand nga pour indi bennoo pour indi jokkalante pour defar pour rafetal waaye ñun ay niti tey duñ rafetal ñun ay niti tey duñ dee dox ci loo xam ne jàmm la ñun ay niti tey luñ gis mu rafet ñuñ so xoppa ci suuf luñ gis mu jekk mu jaar yoon ñu ut nuñ koy yoxalee pour mu yanqi nga xam ne ku ko laal rek mu daanu yàlla santaane wul loolu te loolu moo warut so su dee ne président war naa laajte ana Talib which means ne président xamut ne Talib du ñëw which means ne président expectutoon ne Talib du fa nekk which means ne président xamutoon ne Talib was not informed to be at that naka lañ ko waxatee at those two places pour receive ko won ko round so loolu suma wax loolu pour won leen ne nit dang dee nekk feena nga am ñu la wóor yoo xam ne seen sa jaami yaram itelu leen sa jëm kanam itelu leen sa yokkute itelu leen sa baax itelu leen parce que su dee loolu mooy li am te man gom naa MC ne loolu moo am because man MC xam naa ko duma wax loo xam ne amut loo xam ne media bang fa ñëpp a nga fa seetaan du woon ne moom kenn la a private conversation si kanam yi ñëpp xam nga ne kooku du ñëw di wecci oo du yokka oo di wax loo xam ne amut so comme que noonu lam demee noonu lam ko waxee which means ne yow président Barrow yaa ngi am 42 ministers yaa ngi am 87 advisors how could they have missed that if they are really up for their job they mean well they care about your progress they care about your success they care about the plight of the people and feel that you need to come in to complement the efforts of the municipality under the leadership of Talib Bensouda, right, to salvage the situation of these people, vulnerable people for that matter. Niko nonne li len war dinañ ko def. Niko nonne li baax loolu la ñoo def. Niko nonne ni mu rafetee noonu la ñoo def. Niko nonne li nga xam ne moom la loi bi wax loolu la gaay di def. waaye déet defuñ ko defuñ loolu man may koo ñaawlu man may wax ne rafetut te am soo ne képp koo xam ne dëgga la tax a jóg dëgga moo tax ngay wax di nga xam ne loolu rafetut te loolu warut
kon pour wax président Barrow ne ko danga war a defaraat sa toogaay danga war a toog nga seetaat ñi la wóor nga seet seen doxalin nga seet seen duga nga seet seen génn seet seen jëflante ak seen jokkalante nga seet tamit seen ay kàddu niñ koy waxee ndax lu laa indil jëm kanam la ndax lu laa indil yokkute la ndax lu laa indil lu baax la ndax lu laa indil bugga la ci askan bi su dee ne loolu yëpp danga ko seet nga gis ne defalu la ko den nga xam ne ñooñu baaxuñ pour yow pour nga xam ne ñooñu nekkuñ fa pour yow ak askan seen boppa lañ fa nekkal te lii is among so many things yoo xam ne ñuy koo def now I saw a guy who was leading like the tour especially on the line bi Barrow exe mooy wone ku nekk kii mooy kan now I ask who is this guy ñu ne ma moo nekk the executive coordinator of KM so leen fàttale ko ay jamono Barrow dafa nominate on appoint on nominate whatever select for lack of a better word Banjul ñu ne jël na fa KM ñu ne jël na fa they call it executive coordinators right that particular person and his staff they are housed somewhere in Fajara okay so apparently kooku moo nekk the person that was contacted so moom moo receive Barrow di ko wanale kii mooy kan you know what I mean? I was like, dude, that's savage. Honestly. Xam nga, diga la ñu la nominate, elect la, select la, jox la office and everything else. The office is, 3% furnished. You really don't have a lot of work to do. So you will try to grab on any opportunity that one nañ la kanambu free ku ne la leader, you'll be jumping. Because for once, you have a job to do. But you took a job that is not yours. You took up a role, a function that is really not yours. You perform a role that is not your business. You were supposed to be a spectator. You were supposed to be an attendee. That's what your role was supposed to be. But nothing else. Because you know nothing about KMC. You know nothing about the market. You know nothing about the administration and the management of this market. So therefore, you were the wrong person to receive Barrow and try to take Barrow around for show and all that. That was not your role and you should not have done that. Gis nga leena lañ dee war a bàyyi xel ñun dañ dee kontaan suñ jëree dara seen nit jox la ko dañ dee kontaan waaye doo dee toog nga xalaataat lan moo tax ñu jël ko si nit jox ma ko o lan moo tax nit mu ngi fa already waaye ñu indi ma jox ma foofu noonu di teegi kooku noonu di jaar ci man doo dee laajte lan moo tax because yaa ngi toog possibly you were not doing anything so ñu create la that yow dañ dee feel ne oh it's privilege it's prestige you have something to do danga ko dee celebrate danga ci dee kontaan waaye li ñuy wax kaama it comes back right back to bite you where you least expect it because fii loo fi def muy di rafet di nga ko gis loo fi def muy lu ñaaw di nga ko gis te dañ war di try ci lépp lu ñuy def muy suñ kër yi muy suñ liggéeykaay yi muy su politics bi muy si business bi ci lépp lu mun a nekka nañ di try pour make sure ne woy ga rafet suñ fa génnee waaye ñun tey rek lañ dee xalaat duñ xalaat démba so executive coordinator boobu executive director executive whatever the position is because I'm not too familiar with it that was not your role that was wrong you are being pushed to fight somebody else's battle in fact sir, there is no battle to fight there is nothing to fight here because we should not be using poor people's plight these vulnerable people's situations and predicaments we should not be using it to score political points we should not. It is very, very, very wrong and disingenuous and dishonest of anybody, including myself, to use the vulnerable people's plight to score political points, to get some 3 minutes fame and buzz, to get some 3 minutes, 5 minutes relevance. It is wrong. Yalla, dafa bidal bakar, lolu warut. Because pour man, okay, it's good ne bara juk ne why you know what li mu ngi xew fofu nonu ma dem seeti leen why now I need somebody to convince me ne that was not clouded and shrouded by politics because this is not the first of its kind it is not Birkama incident bi bim happune dafa yaga it's not like now you know what I mean now you have the Latrikunda one bi it wasn't yesterday then you have the Serekunda one
right? It's been few days ago. Yes, we were all in the Ramadan, right? We were all preparing for the wedding call, but amna yena emergencies yo hamne so hewe bo nekkon si jaww ji sax ñu takala boom di nga dog boom bi pour washa muna dem nga attend ko as a leader, as a responsible leader. There is no excuse of any kind buy wara tax yena emergencies yi do fa muna dem do ko muna attend do ko muna feke. As a leader is not just a position, it's not just a title. Dafa anda yu bari yermande, degu, olute, jubal, jubante, yerem askan bi, min askan bi. Lolu yep moy leadership. It's not the position ak motoy, ak halis bi, ak padiem yi, you know, ak otli bi, and all that, ak protocol bi. It's not that. Lolu is not leadership. We need to go back to base, New Janga. Leadership is about service. You need to submerge yourself in the service of the people. You need to be humble. Humility should be a badge that you wear. Come to the level of the people. Listen to the people. Listen to them. Do less of talking, but more of listening as a leader. Lolo my cherry leader. Lolo my qualities of a good leader. Why man leader si ma de gis yalla xamna ne Shakespeare su jogaton dina redefine leadership or mu change the word and give it something else, because liñ de def is truly not leadership qualities. It's truly not leadership quality. We are busy fighting. We are busy sabotaging each other. We are busy criticizing each other. We are busy bashing and bad-mouthing each other. We don't uplift people when they're doing good job. We don't support people when they're doing the good thing. All in the name of politics. I've been saying, and I'm going to continue to say, politics is a noble thing. Politics is very noble. But us that do politics, us that are involved in politics, ñun dishonorable, ñun dishonest, ñun deceitful, ñun manipulative in our actions, in our deeds, and our words. But it can be better. It should be better. And it must be better than what we have and what we are dealing with. So deal to the topic, right? But go and sit with your people and ask them what happened, where did they go wrong? Because Mayor Talib Ahmed Bensouda should have been at that place, unless something mo happen bo xamne mu taxone munta ñew. Waye man dama gom ne dara du don tax be mayor du don ñew should ne informon nañ ko yegon nañ ko before Barrow mu exi fofu nonu. Man xamna ne dara du ko don télé ñaka dem fofu parce que ba safara ba xewé it was early morning. Nit ko am family la, am jabar, am ay dom yu ndaw. Waye guddi gogo non la jokk dawal motom andak ñim wara andak dem fofu nonu. So ko muna def lolu nonu digge becek ndar kama bi ni suba la sax won that was in the morning we oru, you know, oru defu dara or bi jeexna xam ngeen ne koku non te tay is a work day. It's a work day. He was at the office. Xam ngeen ne koku nonu pour mu ñew fofu nonu lolu nonu yomba nako lolu warta nek problem. Why? Just because of buga nañu create a situation, right? And then you just know, just for give somebody a good name and show somebody, okay, ñun ñoo leen buga. Understand nga won wa ñun ñoo leen buga. Wow, ñun gisu leen indi nañ president bi blah blah. Ñaata situations ñoo xew fini ci dëkk bi ni. Bo xamne, you understand nga, you know, the state or the government is partially responsible or directly or indirectly responsible for those things. Why didn't you guys drag the president to take him to those places? Oh, I know why. Because there are no political points to score there. There are no political points to score there. But of course, things like this, they can turn people's predicament and bring politics into it just to score point. It is wrong. It is dishonest. It is unjust. It is very unfair on those vulnerable poor men and women trying to make a living, to survive and take care of their families. It is wrong. Let's stop that. Man, I see that to be cowardice. Man, dama gis lo ne ragal la parce que mënuloo create sa own valid selling points bo xamne you can sell to the people to buy them
you understand, to draw them to yourself, but you're going to write on people's predicaments, people's unfortunate situations to score political points. It's not right. Let's stop that. Let's begin to do decent politics. Let's do politics of issues, politics of, you know, policies, politics of facts, politics of evidences, empathetic politics, politics yoo xam ne it adds value. It adds value to the people. Politics yoo xam ne yokkute la moo indi, jëm kanam la moo indi ci askan bi, wecci askan bi from grass to grace. Politics yooyu noonu lañ war a spend suñ time ak suñ energy. waaye politics boo xam ne du amul dara lu may def lu may yaxa xaajaale feewaale xuloo xeex. Politics boobu amul njëriñ te yàlla duñu fi bindal tiyaabo. Politics loo xam ne la dañ ci di war di jaamu yàlla. Politics yàlla daf ñu ci war di bindal tiyaabo parce que politics bonul. suñ biir kër yi sax ñu ngi politics ak suñ jabar yee suñ jëkkër yi, ñu ngi politics ak suñ doom yi, ñu ngi politics ak suñ boss yi si liggéeykaay bi fu nekk. Politics pexe la pexe. Politics mooy persuasion skills la pour convince nit ki ne waruloo def lii la, suñ defee lii la, waaye yépp baax moo war a nekk end result bi. loolu moo war a nekk end result bi waaye du ay yëfi naxaate, du ay yëfi fen, du ay yëfi njuuj njaaj, du ay yëfi sàcca, du ay yëfi luubal. Politics warta nekk loolu noonu. Again li ma leen wax rek bëgguma fi woon a yaaga lii laa bëggoon a wax di ñaax siyaleen lii Barrow dama bëgg mu gis ko, dama bëgg Barrow mu gis lii nii, mu toog mu seetaat boppam, mu laaj ñim doon liggéeyal ak ñana indi idea bi pour ñëw visit lan moo tax loolu amul. ana sanga parce que comme que moom dem na ba laajte ana Taalib ma bu ko jox the benefit of the doubt ne yëgut ne Taalib was not informed, yëgut ne Taalib was not told ne this was going to happen, unless moom si boppam mu génn ne man maa leen wax ne buñ ko yëgal. Kon that would be very, very hypocritical and double standard to do that and still be asking where is he. So just for the fact that you ask because you did not see him, right, and you don't know why he was not there, you ask, I will give you the benefit of the doubt that you did not know that he was not informed, and by that you were expecting that he was going to be there. And if that is the case, you need to do the needful and nip it on the bud and tell your guys ne am na yenn yoo xam ne dañ ci war a génne politique nit ku nekk jox ko ciram. Gis nga hey li ñuy wax rek suma broda bi Duudu Jah mu ne gis nga ku bëggut ñu jiite la doo mus a jiite. Ku jiitu it nekkuloo di def njiit li muy def nekkuloo di ko def yow itamit ñi ngaa jiite diñ def lu njiit bugga. Affaire bi two way la li ngaa joxe loolu ngaa receive. doo expect yow nga nekkal leader boo xam ne jubuloo doo jubante yërëmuloo askan bi nga expect ñu yërëm la, nga expect ñu jox la sa cër te yow joxewuloo cër. mënuloo nekkal leader boo xam ne yërëmuloo askan bi nga expect ñu yërëm la. mënuloo nekkal leader boo xam ne respectuloo askan bi nga expect ñu respect la. li ma jàng si English mooy respect is earned. You have to be deserving of respect before you will be respected. Te respect yow yaa war a njëkk a respect sa boppa. naka ngaa respecté sa boppa mooy def li la war. boo demee nag ba nga xam ne you are falling short of li la war dangaa bàyyi nga génna nga jox keneen mu def ku mun. boo demee ba or ne ñu ngi laa disrespecté lu tax ñuy laa disrespect parce que li nga war a def defuloo ko, li nga war a wax waxuloo ko, fi nga war a jëfewuloo ko. ngir lan xëy na sa ñàkk xam-xam la oo sa ñàkk man-man oo sa ñàkk doole. dangaa gëm yàlla nga bàyyi ku mun ko xam mu def. waaye nit ki loo ko jox rek loolu la laa delloo. Gambie bi nag yow dégg naa la président Barrow nga wax ko liggéey Gambie ñëpp ñoo ci war a bokk ma d'accord ak yow kenn mënuloo ko ñëpp ñoo ci war a bokka. waaye tamit su si ñëpp di bokka dañ ci war a jox ñëpp seen cër pour ñu mën a def li leen war su boobaa mu rafet. At the end of the day, Talib is the mayor of the municipality, but you are the president of the Gambia. And the municipality, KM, is in the Gambia.
loolu kenn mënu koo génnee du man du yow du taalib du keneen loolu la yàlla dogal kon su boobaa loolu ñu nangu ko am na yoo xam ne we can walk in isolation and do our things and try to score as much political points as we want it's okay but dafa am yoo xam ne collective efforts la war a nekka dafa am yoo xam ne teamwork la war a nekka dafa am yoo xam ne par force dañ ko war a bokk ñu def ko suñ bokkoon mu def ko du baax dafa yàqu te su yàqoo ki nga foog ne moom ngaa yàqal du moom kenn rek mooy jànkuwante ay yàqu-yàqu boobu noonu ñépp ñoo koo jànkuwanteel yow président Barrow danga am business biir KM yow sa business bi la ñépp xamee mooy maajum biir KM la nekka kon yow danga am a huge stake in KM not only as a president but as a business person koo xam ne you have a business that you have told us make you who you were before you became president kon business boobu noonu you might be going back to that business sometime so business boobu noonu ki nga xam ne mooy the watchman of the business muy Talib the commander-in-chief of the municipality kooku danga ko war a respect nga cëral ko pour moom tam mu respect sa business mu cëral sa business mu aar sa business mu iir sa business so nit ku nekk sooy def dangaa xalaat bul xalaat léegi xalaatal long term effect bi am na short term am na medium term am na long term am na lifetime so dee leen di def analysis yooyu noonu ñu xool ne this is beyond politics this is beyond the personality you may not like him and nobody is forcing anybody to like anybody it's your choice it's your decision to like and dislike it's your choice to support and not support but you know what respect should be given and there are laws right that dictates everything the governance of the government the governance of the municipality the governance of the constituencies the governance of the ward the governance of the villages and everything else dafa am loi yoo xam ne sarta moo tegu yooyu lañ war a toppa bari na nag si taay yoo xam ne dañuy taajee sartay boor ñu use doole ak maa ëppa doole yooyu lañ dee use waaye taxut ne dafa def mu raay taxut ne dafa def loolu mu correct benn tey correctut nañ leen bàyyi xel li xew rafetut li ñoo waxee when two elephants fight is the grass that suffers so central government and local government suñ nekkee ku nekk di pul mosul man la maamun maa ëppa doole it doesn't affect central government or lini is the people that live in these places ñoom ñooy suffer especially the vulnerable people especially the less privileged people especially the women especially the young people the young boys and girls ñoo dee soona so nañ leen di bàyyi suñ xel si yooyu nañ leen di delloowaat suñ xel si yooyu nañ leen politique waaye politique suñ koy def nañ di xalaat ñi nekk suñ gannaaw nañ di xalaat ñi tax ñu jóg ne dañoo politique parce que bu doon politique la suñ biir néegi rek wax bi caw naka lañ ko doxatee feteel du jub bal du tàkka parce que suñ biir néeg la it's a private matter suñ biir néegi la it's a private matter du yooni kenn waaye buñ ne national issue yooni ñëpp a ci nekk nag unless ku nekk toog ne bugguma cee dugga waaye du suma affaire boobu soo ko waxee waxuloo digga bugguma cee wax am nga ci droit duma ci bokka am nga ci droit duma ci naka lañ ko xatee duma ko laal duma ko jege am nga ci droit am nga sañ-sañ boobu noonu waaye pour ne bokkuma ci déedéet boobu noonu déedéet bu ne du suma affaire déedéet boobu amut pour ne du suma business boobu amut it is everybody's business parce que dëkk bi ñun ñoo ko bokka ñoo ko moom soo lépp loo xam ne yi fi dëkk la ñun ñëpp ñoo ko bokka ñun ñëpp a war a jóg ñu rafetal ñun ñëpp a war a jóg ñu xeex ko yépp xeex gi nag pour jubal la xeex bi pour rafetal la xeex bi pour defar la xeex bi pour gis ne ñëpp bennoo mu am equality amul kumba bu am ndey kumba bu amul ndey we are not in an animal farm boo xam ne all animals are equal but some animals are more equal than others dañ war a jógee ci loolu yéen tamit nag war nañoo dépasser loolu time politics nañ leen politics waaye nit ñi suñ amee ay tolof yu ñoo jànku wanteel nañ leen bàyyi politics ñu bennoo
ñu mel ni ki musuñoo nekk in different camps ñu mel ni ki musuñoo wear different colors mu mel ni ki amuñ different gom-gom na gom-gom yi nekk benn jubluwaay bi nekk benn yërmande bi nekk benn su boobaa doole bi dafaa gën a rëy te su boobaa luñ songa ñu daan ko loolu lañ war a def ñi yàqule kana xam nañ mën a amaat liñ yàqule kana ko xam te leena tam tàmma nañ ko gis nañ fi ay flood victims year in year out flood dafa am nga gis all these politician leader ku nekk solal ma la boots ñëw di dugg si biir ndox bi di juutu di jonkon di sega di top for the optics for the pictures waaye suñ fa jógee nawet dina ñëwaat lañ fa bàyyi woon loolu lañ faa fekkaat yëpp pour picture yëpp pour politics loolu noonu naxaate la te yàlla bëggul naxaate yàlla fen bokk na ci yoo xam ne daf ko sib fen bokk na ci baakaar li yàlla sib yim gën a sib fen parce que xam nga lu tax fen mun naa rey fen mun naa laabal fen mun naa xañ nit loo xam ne waru ko koo xañ fen dafa yaxa fen duy defar fen daf dee yaxa moo tax yàlla sib ko soo war nañoo bàyyi naxaate bi di dem di fenal ñi nga xam ne xëy na xamut oo seen xel màccut si yéenay di leen wax loo xam ne dañ leen koo gëmloo te fekkay óor na yàlla óor na ñu ne ñun li ñoo wax noonu gëmuñ ko te duñ ko def nañ leen bàyyi suñ xel sorry you know me and this life thing I'm not the best in this life nañ leen bàyyi suñ xel dégg ngeen because maa ngi gis Pa Modou Bojang mu ngi binda a post ne fanaa bi gay demoon Brikama it's like a stone throw away from moom studio bi and for some reason he only got to know ne Barrow mu ngi demoon Brikama after the fact and mu ngi wax ne Barrow yéen a ngi wax ne ok ñun media bi duñ dee fesal lu baax li ngeen di def Barrow jóg di dem pour seeti ñi nga xam ne ñoo yaaxule si laka-laka lii lu baax la loolu lu baax la parce que mooy président bi amul dara lu gën a baax loolu noonu soo loolu lan moo tax doo leen wax ñi nga xam ne ñoo dee lawal tas xibaar ñi ngeen di accuse ne duñ dee génnee seen lu baax lii waroon naa nekk loo xam ne ngeen xool leen ne leen Barrow mu ngeen dem fi ni ngeen xool ndax dinañ ñëw ndax duñ ñëw kon yéen tey su ma mënee jàpp damaa ne yéen seen accusation bi is baseless parce que ku xamul mënut a génne ku fekkeewul mënut a report on koo leen yëgalul mënut a ñëw Pa Modou mu ngi ko binda so Barrow look at your PR team at that state house look at your communication team at that state house the blunders they do are so many to excuse it they do more blunders than work not in their PR not in their communication not in their write-ups not in everything that they do there must be some unexcusable blunder and these are people that work with the state house at number 1 Marina Parade, the most important office on the land of the Gambia. So they can excuse your hand for one every 2 years, one every year, one every quarter. But every publication, every engagement, every interaction, blunders will be spotted out your hand and you will wonder, who are these people? Are they really up to the task? Are they really worth their salt? You guys get paid. These positions are not voluntary. So for God's sake, do the job. Do the job as it is expected for you to do. But you know, the only way you can do the job right, do it as per expectation, is if you detach yourself from politics and leave President Barrow, the politician, right, and his politicians to do the politics. You have a job to do, and that job you have to do it for everybody else that is contributing to that tax money to pay you. When you put a barrier to understanding, I'm not a politician, I'm here to work for the state, and the state is everybody's, President Barrow is going to go, somebody else comes, but I still stay, because I am not for President Barrow, I am for the state. When you realize that, then you will begin to do a good job. When you realize that, you will begin to do what your job entails or what your job dictates. But yéen a gën a politique President Barrow. Da nga gis cameraman President Barrow sax mu ngi si internet bi si Facebook bi di defante nit ñi. A cameraman, a video person, videographer, ñëpp ñu ngi si Facebook bi di defante.
ñu ngi ci politique ñu ngi xuloo ñu ngi xasante so yow time bi nga war a use nekk si internet bi di Google AI bi di seet naka ngaa mun a développer sa work mu gën a baax naka ngaa mun a upgrade sa boppa to be at par with international standard when it comes to photography, when it comes to videography, when it comes to content creation. Instead of spend the time doing that to learn, you are busy fighting people on Facebook. Of course, you're going to lose a lot of time. You are not reading to better your grammar. You're not reading to better your comprehension. You are not studying to better your skills in communication, right? You're not engaging people, you know, to lecture you, to teach you, to help you, to tutor you. You're not doing that. You're not spending your time on all those things to develop yourself, but you spend your time on fighting. When you're paid to do a job, you don't do the job, you're doing somebody else's job. That's why you do all these blunders. The advisors, instead of you go and learn best practices to advise President Barrow, you are busy fighting. The ministers, instead of you sit in your office and do the job, advise the president, you are busy fighting back and forth. Going around every radio station to spew lies and garbage and sugarcoat and not talk about the truth. So therefore, you will not advise the president rightly. And when the president goes out, you know, he does blunders. When the president speaks, he does blunders because ñi yaakaar ñi ñoo fay nekkuñ di def seen liggéey. Liggéey yi ñu am seen boppa du seen liggéey nekkuñ leen di fay pour loolu. So you guys are very, very dishonest to him. You guys are very, very unfair to him. You should check yourselves. But Barrow si boppam mi ndey mbila bi moo war a toogaat mu seetaat boppam because the mistakes are too many. The blunders are too many. The errors are too many. And all of those cannot be excused. Dafa am fu mo tollu matay nga ko oyé matay because doo ko oyatee mistake matay nga ko oyé te fi nga war a xalaatee rek mooy ne boo génnee si position boobu noonu nga war a toog di góoyaatin si social media bi si vidéo si understand nga nit ñi ñëw di waxtaan ak yow di la nettalil ba nga fa nekkee la xewoon la xewut ak yooyu noonu foofu la laa méttee foofu la laa méttee nit ku nekk foo mun a nekk nga génn fa fexeel sa woy mu rafet fexeel sa woy mu rafet fexeel nettali bi mu rafet dëgg la nag ñëpp mënuñ laa bugga am na ñoo xam ne soo nekkee si biir géej bi di topp si biir ndox bi sax ñu ne yang ma saani pu ndax ñooñu feebar lañ am ñooñu mënuñoo gis dara lu baax waaye government boobu koo xam ne ñu ngi laa fay taxpayers money yow loolu waroon a nekk sa jikko war ngaa sib lu mel noonu waraloo jëflante ku mel noonu loolu du pour yéen mbuba yooyu ngeen war a simi ngeen bàyyi ko ngeen bàyyi politics te président bi dee leen koo eddaloo xam ne daf koo indil yokkute daf koo indil jëm kanam dee leen koo eddaloo xam ne mboolem lu mu wax dafaa indi yokkute mboolem lu mu wax dafaa indi lu rafet mboolem lu mu wax dafaa indi bennoo waaye di ko wax loo di ko dugal ci loo xam ne dafaa indi féewaaloo dafaa indi xaajaatloo dafaa indi xol bu métti dafaa indi mer dafaa indi you know merewante yéen ngeen den toog di ree fele su boobaa ñu jàpp ko di ko mbama subaa ngoon bu dee bëccëg check your circle go back and advise yourself. At the end of the day, it was wrong for you all to not inform Talib that you're coming to the municipality for a site visit on markets that are under his administration because he is the mayor, the Lord Mayor of Kanifing Municipality and Commander-in-Chief of the municipality. moom la fa yàlla teg position boobu moo ko moom ngeen nangu ko moo ko moom nangul leen ko moo ko moom xam naa ne waaru ngeen ba ngeen ñëwee gis moom Barrow si boppam nim doon engagé Moot Njaay di wax ak moom parce que yéen mi àndaa moom yéen mi bëggoon a jël position bi xamu leen munu leen du seen bos moo taxit mu bàyyi leen fa romba leen di wax ak ka nga xam ne moo nekk in charge ki nga xam ne moom moo nekk da manager moo xam moo mun mooy dogal mooy yëngal Modou Njaay mooy yëngal gësëm biir KMC fii marché yépp ci loxoom la nekk mënu leen a ñëw si marché te nekku fa parce que amu leen dara loo leen di gis
su dee ne ene bu rafet moo leen fa indi without moom ene googu noonu dafa yàqu soo def leen lu rafet def leen li war def leen lu jub advice leen président bi loo xam ne mooy indi bennoo mooy indi defar de leen ko yóbbu ci foo xam ne mooy indi bennoo mooy indi defar mooy indi askan bi yokkute ak jëm kanam ak njëriñ 87 advices yi loolu mooy seen yëg liggéey yéen and you did not even have to come on the side. You don't have to be following the president everywhere he goes. That is not your job. But you have made such your job. It's not supposed to be your job. You're poking your noses where it's not supposed to be. Xam nga lu leen fee fekk si seen cati bakken yi yëpp ngeen di gis mu dok rot parce que dina fekk dugal ngeen seen bakken foo leen ko wurta dugal. da leen di def jël loo xam ne seen bos la da leen di duga foo xam ne fa ngeen war a duga da leen di boole seen boppa foo leen xam ne da ngeen fa war a boole seen boppa da leen di wax loo xam ne dafa defar du yaxa loolu ngeen war a def. Where were the advices when we had that fuel tanker exploded in Banjul ba ñu am ñu ci dee am na ñu bari xaw ma ñaata people ñu ngi lopitaan ñu ngi faju. Where were you guys? Gisuma ngeen enu président bi yóbbu ko fa. Those were naka lañ ko waxee incidences that caused deaths yóbbu leen ko fa. ana ngeen time boobu noonu pour ne yéen da ngeen ma bëgg a wax ne maasa bu laka te kenn deeyu fa dégg la bagage yaaxu na lu mu doon lu metti mu doon lu diis mu doon yaaxu yéen moo leen gën a itteel nit ku dee. Is that what you're trying to tell me? Man su ma doon advice président bi pour mu dem su mënta dem si yëpp kaddeele fa lay yóbbu président bi parce que ku sa doom dee oo sa bagage yaaxu si lu mel noonu nga toog the number one naka lañ ko waxatee chief civil servant of the Gambia mu ñëw toog sa kanam ne la massa sil métti bi nii man ko share ak yow loolu am na lu mag li moo def si xolli borom. Yes du indiwaat ku dee yes du génne métti bi waaye dina ko wàccee tuuti dina dalal xel dina dampa xol yi waaye defu leen loolu. Why? Because KMC is everybody's problem. I don't even want to digress. But hold on, Commission B. Anything that has to do with KMC, the viewers on every platform, it's higher. The commentary on every platform, media platform, whether online, news, whatever, it's more engaging, right? The discussion in people's homes, in people's bedrooms, and everything else, it's more. And it goes on and on and on and on. Being independent municipality, then yep them in their corners. You melniki, you melentan, nakalin ko hate mata. You know what? They can suli, kumba tane wudege, they tane wantere. Why li ñu suli fi ñu ko suli lu gëna bon ñu ko suli fenen? Li ñu suli fi li gëna bon ñu ko suli fenen? Lolu ñun ñep gis nañ ko. Télé yang ko woné. Why anything that has to do with KM is treated differently. Anything that has to do with Talib Ahmed Bensouda, it's handled differently. It's like the rule applies differently when it comes to Talib. Like seriously? Boy narbi tahda dole nelawkat. No boy narbi mo opadole mo manwai. No lii am na lu muy bugg a nuroo nag lii am na lu muy bugg a nuroo nag because lii mu ngi bugg a jéggi politics parce que man dafuma ne politics nii la war a mel mu ngi bugg a jéggi loolu am na leneen lu muy nuroo. It just takes a little time pour ñu figure out lan la waaye lii am na leneen lu muy nuroo parce que mënuma understand. Commission nañ fi Brikama commission nañ fi Banjul commission nañ fi Kuntawur commission Janjanbureh Makati Wulibanna everywhere else but suñ ne KMC the rules of the game change. But why? ñu nekk
KM amuñ ñaari boppa ñaari béjjén ñaari bët lii xew foofu mooy xew feneen. And if truth be told, if you put it on a scale among all the municipalities, the administrative areas or whatever, KM is going to top. The records are there to show for itself. In every area. Of course, it's not perfect. It's far from being perfect. Because you know what? I am not going to come here and try to sugarcoat things. I will not do that. Fala neka way taxu ne dama wara jël suma bop solal ko mbobo xamne solal ñeneen benen buba duma def lolu nonu way xam nga lu tax may wax ne ñipa am parce que li olof di wax ne bokuma ci mo gën du man kenn olof daf ne fu wergu yaram am tane amu fa te municipalities yeb wergu yaram mo fa neka man dama ne dama bëgg municipality bo xamne dafa naka tane wut rek dafa am wergu yaram waaye suñuy waxtane it moo tane waaw boobu yi dinaa ko wax mu dégg ko bëgg a dégg ku bëgg a dégg ko moo tane among 7 yiñ fi am yépp moo gën du suma wax de loo xam ne la it's proven evidence yang fa facts yang fa in all areas in terms of the administration in terms of the leadership in terms of the achievement in terms of everything. Okay, so la no waxee ne on that basis moo neexee moo tax saa yu nekk ñu ngaña Talib KM ma may leen ko waaw parce que kuy def lu baax ku jiitu fokk rek riir gi toppala waaye su dee ne dañ koo ngaña pour ne defut dañ koy ngaña pour ne munut déedéet den da ngeen war a delluwaat gannaaw am na ku dukat si line bi 7 lañ demal nga xool ku dukat si line bi kooku lañ war a ngaña si ñàkka manam ñàkka xam-xamam ñàkka defam ñàkka jubalam ñàkka jubanteem kooku mu fa si line bi if you look at the line you will see that person and that municipality or region and you have several before you get to Talib and KM nañ leen bàyyi politics election du appointment election do nomination, election do selection. Election is election. Moy ni ñi dañoo ne buga nañ ñi ñu ne buguñ den ñi buga ñu oppa ñu jël ko ñu jox ko mom nak nonu la amé kon nañ leen ko ciral yaagul nak du ñaanuñ yalla mu dé ci position bobu nonu tam la te li dess ci tam bi baretul te su tam bobu joxé dana genn mu jox keneen su boobaa ñun mi ŋàññe ñun mi wax ñu seet ba mu fa newoon lam def ak ka fa ne lam def ñu mun a xam lan moo gën lu ñu oor ba oor dee suñ buggee measure la fa newoon balaa moom ak moom ku déggu ku gëm yàlla ku xam lu baax ku xam standard di nga xam ne la fa ne léegi moo gën la fa newoon fukki yoon ak juróom doo ko tollaale sax loolu it man maa ko wax ci suma gis-gis ci suma xam-xam loolu it maa ko wax so boobu nañ ko taajee boor suñ ñëwee ba keneen ñëw after moom den indi leen si taam ñu gis lu gën li nga xam ne moom loolu la def den su boobaa drapeau bi ñu jox ko kooku noonu du si ay wax de du si ay bali de waaye ci evidences si facts evidence lu ne jihad lu ne fànga jarul jihad lu ñuy gis teg si suñ bët mun a wax ne dëgg la lii ak lii ak lii ak lii nañ leen bàyyi politics bi advice sa Barrow advice leen ko parce que mooy président mooy seen président mooy suma président mooy président yi Talib mooy président yi bépp Gambian képp kuy identify as a Gambian mooy sa président nga bugga ko moom la nga bañ ko moom la te su boobaa képp koo xam ne yaa ngi dëkk Kanifing municipality a resident of Kanifing municipality Talib Ahmed Bensouda mooy sa mayor nga bugga ko moom la nga bañ ko moom la nga woteel ko moom la wotatuloo ko moom la loolu li moom la yàlla dogal ku yeboo nangu parce que kenn mënu ci dara lu mooy yàlla subhanahu wa taala moo ci mun dara kenn mënu ci dara moom rek moo ci mun dara si esa yi nekk nii
tant que élection jotangut ñu génne ko fa kon lii warugalam nañ leen ko bàyyee mu def ko lii cëram nañ leen ko bàyyee mu def ko of course nag foo xam ne dafa fa li mu war a def te mu ne fanga ku nekk na nga jóg nga taxaw nga woon ko ne li nga war a def du loolu nga li nga war a def defuloo ko wala li nga def te rafetut boobu li am ngeen droit parce que yéen a ko fal yéen a ko fa taaj loolu tamit suñu right la pour ñu def ko waaye li nga xam ne amuñu right bi mooy ne by force dinañ fexe pour génne ko fa naka lañ ko fa fexe pour génne ko fa si fen si sos si njuuj njaaj si tapale ci sos loolu samput kër ñi ñoo fay ñuy sos di njuuj njaaj di fen sax yóbbuwu leen fen fañ newoon démb fa lañ ne tey ba tey soo yéen mi nga xam ne fayuñ leen pour def loolu bàyyi leen ngeen uti leneen loo leen def lu dul defar kenn waru cee dem duga nañ leen doolelante nañ leen waxante dëgga prédicament ni jàmbur buñ ko politiquee tolofi jàmbur buñ ko politiquee mettiti jàmbur buñ ko politiquee nit su amee mettit bay jooy buñ ko politiquee luñ war a bàyyi xel la Talib nag the next election the boy is busy working. I've got news for you all. He has so many things for the municipality. And the boy is busy thinking. The boy is busy strategizing. The boy is busy consulting to bring development, to increase the development in the municipality. Yen toog leen di wax di binda rek yen. Di ngeen mere seen bopp de. Wallahi di ngeen mere seen bopp because time dina am ngeen toog seet ñun ba ñoo wax yépp ndekete kii ci lii la nekka. You know, what I see Talib doing is, you know, a professor told me, you build in silence so that the enemy will not know where the foundation is to break it. So let me divulge an information to you all. The naysayers, the haters, the bad mouthing, Talib is building in silence. And you guys will not know where the foundation, the pillars are. And it's going to become so strong that you're going to fight your entire life to break that foundation. And you will not be able to break it. Because you're not wise, you're not smart. You're driven by emotion. You're driven by hate. You're driven by envy. You're driven by jealousy. Lolu mo len di drive ba tax do len de gis. Come on. If you fight too long and you're not winning the battle, come on, choose another target. This target is too strong to hit down, to knock off. The target is too strong to overcome. So bàyyi leen balaa ngeen di rusloo seen boppa. Again, dama nanti rek ma ne xaareel ma ñëw ma raise these things, these concerns and questions yi nii ñu waxtaanee ko. I hope you guys will share mu ega fi mu war a share, you understand? Nte man naajam pour ko ñëw kaja fi, nte man naajam pour xaasidiya koola, nte man naajam pour politique koola, naata jang pour baadiya kacha. Parce que nte be sabaterin KMC, Mayor Talib Ahmed Bensouda le mun tela mayoti, atale mun na commander-in-chief of the municipality, andung mingia okas waleyente huri, whichever one. Ya understand? Barom muntel be la presidenti. Whether you support, whether ima support, baro le mu presidenti, Gambia el president no. Niko jumale baro Gambia la presidenti, ate damale ba fula nam. Fulan jantije, saban jantije, nani jantije. Killing doron nem, ate. Ninko president baro le ba fula nam. Bari fanang, ninko mayor KMC, Talib Bensouda le ba fula nam. Paski ate doron nem. Fulanteng, sabanteng, andung aten nenete ke la fulati. Fo election ye ke, mol ya jiko, fasitala, ya bondi, ya modo nati. Ni womanke, atelem.
so natarantol lata alala nga ko understand ko atelem nga bunya diala parce que positiono anim bunya le nata nimmobe place oto iko ita bunya la ite fanan ibe nyini ndorora lundobe nala ite be place do marala molte bunya la molte respect la parce que yalla munem kabiri modo fanan ye nyaton ka ya e man la fi pour ka bunya e man la fi pour ka respect e man la fi pour ka tama ala kangola andum ala fita munna waranta fu la fan ala fita munna min nyanta kela pare stuma wata dol bije nyatan ko aka la fi munna anin men nyanta kela ni abuka ke klinti nte ka fu le ko nte ta kela nyaton ko lafita munna nte be min kela abe kela min nyanta kela minnen luwa anaka so se bobu dem na minnen luwa be killing nte be wole kela nte amanke ko mo lafita min nte be wole kela ya understand wole nyanta kela andum yem mi mo tombong ya ke plasoto andi mi ya lon ko mo jama le ya tombong ya ke plasoto wo flow ate ke klintila executive coordinator executive director mimbe KM ya tombonne ya keje talib ben suda molle ye karto fayaye ya ke plasoto andu mo ma wo naka ndewo he dole sa dole hamon na ko de moma wo sembo soto pour ka bondije mol mi ya keje wolle ya sembo soto ando wo sembo amanke ko ebe nala ya kajafi o ya neng o isa hasidi ya kela o isa sifatam fango fansin kela no karto ebe wole fayla pour ya bondije ni ma la fije bari executive coordinator mi ya keje naman wo la kumo noma wolafta minna naman woke ase wuli somanda kilindoro aya faye ko nge bayle ya understand amanke klinti andum iman nyanta tala ya ke klinti iman nyanna wo tala e ka push pour aya doko woke mimma ke ala doko woti aya da dundi kol minto ya lonko ala hajo tije womanke ala doko woti womanke ala hajati womanke ala affaireti woman nyang andu walatin nan ko benna lan tedi mole diam nga foko nyantan na hakilo tula politiko tuman wati do bije nim molbe bataren nim molbe kumbola nim mol la tengo tinyala nin tinyaro keta nga politiko landi jana nganna nga ke klinti ntol me mo be nga mol masaw nga mol nga duwa ke molla nga mol makoy domandin nga mi soto nganna nga nyo makoy wole kambengo wole ka kol samba ntol be nga ke klinti abe nice la num natara president baron nata yitali commandi protocol ate manyana commandi la protocol tije channel bije ya call ya fa president de awolita bi ako alaftamna la KMC parce que ay ñing dimba ko moyle min keta later kunda min keta sere kunda alafta pour anin musol min ke min ka wafiro ke je minol ya lonko ila fengol ti nyaatale minol ya lonko you know ye kasara soto ye ila fengol kasara tel an alaftamna la pour anin wol ye badi ya ko ke you know san ayem masaw nanata aya tarako talibe rolling je aba batula aya samba mol be ene mol ye konton mol yaje mol yela nakalen ko hatesa sen mol yela bata faye ya mol yela ila kumbo aya moy aya je wobe nyala wobe beteyala bare politique won
ka politique tanka dundi fenga politique dundi je fenga politique dundi je ntol ka politique la nga politique fon na fangol la to nkanyina ntol la fangol fon te musolem fon te kelem nkanyina jumalem bamati nkanyina jumalem famati nkanyina jumalem musoti nkanyina musu jamale musu jelle ben bulu nkanyina na dingol la to nkanyina all because of nga new politique la fo man fen lon ko tenke nyanta wo bulala nte alata nyamo be dani politique ko al politique politique be damen bari ku dol al politique bondi je al kada molla ni torota al ka politique ko keje al kada molla batata al ka politique keje al mo be fala fan yalo delegation min betala iba jubela nyinde abe jumale support la before yeta yen ni sango konton ibe min di la je iba jubela ning patelem ya di bake nin patelem ite fen di la o ye demanding di all because of politics nkanyina alala kola nkanyina mansala kola alale mansoti jang ni moye sembo soto mote sembo soto la min danta alala semboti bi ntebe diamu la ten nse woli jang ala ya je ko you know what nena la diamu siatele yala munem nene fala karab in the next minute ya je social media mol be ka ko nene fatale ala se wokeno ntenga lonko ala se wokeno le mobe fa hay nene ba fukan talib la ko nene la fita talib la ankay la fita talib la wowo amanke ma boro fan la fita la bake la fita la nene be talib fa sala nene be politique wala bari ale bi ajube atatale bari amanke mo la nakalen ko hate mo la ko woti ala la kolem ni wosota ala la kolem ala donga yese ko mono say latta ntol be ngawo mira ntol be nyanta wo mira la bibi mbe nyinkela soma iko tata atatale bibi mbe jang mbe kelola ntelem position iko fat itata ala ye wonole so nimbe kuoku nka ala fanan la sembo nka wol mira ala la kuo nka wo mira fanan tuma don tol ka diamu as ifle ntele ala janketale aya fonye ko ata nganna place dile la ite ya doxal sometimes modo ni be kuwol kela ika mirale ko itele ala la place ota andan iba kela ite ala to dundila je iba fula ite ala la to dundila je ita fula inshallah ita fula nadiyata alele ni taniya fula ni nakala ni ala sobitala nothing ite doron param ñim politique wo softa bake ñingam be kono say ama interesting ñanta na jiko jubela de ñanta na jiko jubela ba ma anaka lañ ko de waxate ta bake ala ye min landi position auto nga bula nga makoy nga sembentuya pour ay succeed parce que na yo succeed ntol bele be benefit la bari na tarante ma support man tara parti killing fang ntela doa be avec la pour ay fail na fail ta den ntebe content la ntebe jubilate la ntebe celebrate la the only time me I will jubilate it's election. If I win you, I will jubilate. After the jubilation, we have to come together and work. I will not celebrate anybody's predicament. I will not celebrate anybody's failure. I will not celebrate anybody's, bad situations. No.
somebody that is riding on people's predicaments, right? To be able to win or able to gain something, you are weak, you are a coward. I want to fight on a level playing field. I don't want to fight on somebody who is we're not on the same level. I don't want to fight somebody who's struggling. I don't want to be holding weapons and you're not holding weapons and I want to come on you to fight with you. No. We cannot measure. We cannot measure up to that. Let's be on a level playing field. We compete, we fight, then at that we'll be able to measure. Why fii dañ fi am nit ñu nasax nit ñu ñàkk mun nit ñu óoluwut seen boppa os lu nekk ñu ngi laaxu behind situations saa yu ñu waxee rek dañoo have a situation to prevail itself ñu jóg wax suñ génnee rek dañoo have a situation to avail itself pour ñu génna always luñ def rek am na ci luñ laaxu parce que ñeme ñuñ tàppet lañ gëmuñ seen boppa munuñ xamuñ doo leen musa gis ñu génn taxawal seen boppa def dara wala wax dara always ñu ngee laaxu si gannaaw nit dafa am ñoo xam ne nag munaluñ dara seen boppa musuñoo defal dara seen boppa ku leen dégg dafa am ku tax ñu dégg leen luñ def dafa am ku tax ñu def ko fuñ folla dafa am ku leen yóbbu waaye tànkaa loolu munaluñ dara seen boppa ñooñu dañ war di noppi waruñ di wax waruñ di bokka ñoom dañ war di toog rek di ñaanal ñi leen di boole parce que tànkaa ñooñu ñoom duñ xew duñ bokka duñ leen gis soo ñooñu seen wax dafa war di tuuti wala buñ wax sax xiif naa sonna naa. By the way, these donuts, pancakes, right? Oh, very yummy. Very, very yummy. It's so nice. Right? Been a chef, a young lady, young lady. She's my niece. A chef, internationally trained chef. She cooks any kind of thing, bakes, dessert, anything that is food. Xam nga ne man dama bëgg lekka bu neex. Man suma kër ku fi ñëw xam ne lekka bu neex rek nga fay fekka. Right? Ku musa ñëw suma xew, suma party, suma event, di nga xam ne duma como. Te tooga yépp moo koy tooga. Mooy tooga suma xew, mooy tooga lu nekka. Ngaru la tudda. Ci weeri koor bi boxes man ko posté suma Facebook bi. Assorted snacks la nag. Loo bugga ci snacks, anything pastry. Jine la nag day créer, dafa create. Bala nga xam ne moom mun nga ne ko defaral ma rek. Bul ko wax ne sa defaral ma lii. Yow ne ko rek defaral ma. Ay bu la créetalee. Ay bu la defaralee. Nga xam ne lépp a dégg la. Ngaru la maa ngi def nombaam bi suma Facebook bi. Right? Young girl. Dimbale boppam mu ngi liggéey Coco Ocean. 5-star hotel. A chef. Di def lu rëy foofu nag. Moo defal snacks yi pancake yi nii. Tey moom laa ndogoo toog rek mu yónnee ma a box. Tey saan. Am ku la bugga dafa neex. Di def yu baax di jëflante yow lu baax. Reer yi. Añ yi. Léppa luy tooga daal. Boo ko kontaan mu defal le ko. Bu defaree dessert table. Naka dessert plate. Or dessert table si party yeeg birthdays yeeg xew yi ngeen ne déedéet xanaa lii nii dafa dugg avion ñëw déedéet fii lañ koy defaree ak nu bagage ñàkka moom dina dugg a génnaat loxati defar mu ne cocc nag lu lay nekka neex na saf na so dem leen si suma page bi ngeen jël nombaam bi mbooleem loo leen mun a soxla si pastries si dessert si food tooga lu mun a doon contact leen ko Marie-Madeleine Gomez suma jarbaat la xam ngeen ne nag lu méngoo ak neene lu jege neene dafa saf dafa neex dafa baax te dafa mun dafa jub waaw so contact Marie-Madeleine anyway di leen gërëm di leen sant yéen mi seetaan share leen live bi share leen ko I'll appreciate it bugga naa ñëpp dégg waxtaan bii nii ñu defaraat suñ boppa juumte nag jombut kenn bu dee juumte la ñu defaraat suñ boppa gis ne amatul bu dee nekkul juumte nag am na fu muy tollu nag ñu gat sa waaw am na fu moo tollu ñu gat sa parce que nag yaakaar ma pare yépp ma loolu ko nangu sa ñàkk fayda la waaw taalib dafa am ñu ko ngemba
taalib dañ ko elect te ñi ko elect duñ toog ñuy seetaan ñuy ko daan doole ñu ko ngemba ñu ko elect duñ toog ñuy seetaan ñuy ko ñàkkal fayda ñi ko elect duñ toog ñuy seetaan ñuy ko tuutil déedéet loolu duñ ko def loolu suñ ko defee rek ñu become dishonest parce que duñ ko jël enu ko teg ko fa ba pare bàyyi ko ñu sonnal ko di ko toroxaan mukk loolu duñ ko seetaan waaw loolu it ñu wax ko mu leer ku ma xam man ne bëggul la dem waaw I believe in dialogue. I give dialogue a chance to make peace, to build peace, to bring about peace. Why, in the absence of that, whatever it's going to take to make things happen, oh, be sure we're going to do it. Oh, yes, we're going to do it. Ngal tentu ngal jay, ngal faye ko, salibo dol natale, bari jama manna, hanin kabi, mbe salibol tala. Ya understand? Ni ya lonko na salibo manna kolo, ye fero ke, yen na salibo natina. Ya understand? Ala baraka ngal tentu ngal jay, mbedi wala ntolbe nga suta dia soto, ala ye suta, harama bay fufu nono. Gudi gu sella, gudi gu anda ak jama, gudi gu dal, a restful night. Kon jeringen jef, and I love all of you, all right? Stop by the municipality to visit the people's mayor, Talib Ahmed Bensouda, my own brother, my own friend, right? Momun mo opadole, wow. Ngeen nangu ko nak li la yalla dogal. Okay? Jeringen jef, ana ñi may sétane harama xol sax because benen phone ba mu nga Lyon. I got my internet moy sama problem. I'm so happy na sa suma internet bi bayina ma def live bi ni be time bi ni. Ah way yow li amut fen. I'm tired. Anam hey yalla. Ana mam li sa yang sa live bi betay. Ana jokes. Kuka ñom tukulor. Oh, before my fail live bi. Let me wish my brother, my comrade, Pasamba Diaw. Pasamba Diaw, I wish you a very, 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 very happy birthday. I wish you a very blessed birthday. I wish you a fantastic birthday. Dundal. 100 years, sans ordonnance. Yow sa dunda dafa am njëriñ. Yow askan bi dañ la soxla. Yow da nga am njëriñ ci askan bi. Parce que fu askan bi jooyee nga jóg. Fu askan bi amee lu metti nga jóg. Su askan bi amee luñ xeex nga ne cuk ci digga bi. Ci kanam xeex la leen ko bem jeex doo xeex sa xeex waaye xeexi askan bi kon yow sa dunda am na njëriñ di la ñaanal fan bu gudda ak wér bu yaram yal na la yàlla aar iir la yàlla aar sa njaboot ba nga fekkee seen njëriñ yal na buñ séedaale dara sa gannaaw yàlla boole laa sa jabar yokka business bi yaatal business bi bàyyi la ak sa voice nga mun a speak for the voiceless, speak on behalf of the voiceless, the vulnerable, advocate for their plight, fight for human rights, fight for injustice. Te yal na bula ken munal dara, yal na bul ñaka non na way yal na bula san non munal dara. Yow garmi nga bette nga grillé nga Pasamba. Wow. Yow nak duma ne sa yal na bula ken munal dara parce que ken dula munal dara parce que xam nga lan la yow da nga songa ñey be daan ko. Kon yow lo songati daan ko. Kon nañ la nit ñu oytu parce que kula songa daanu yaamun di la ñaanal yàlla fay la sa xol lépp lu baax li nga defal askan bi yal na la ko yàlla fay Ori Musa Dieng mu ne you are the activist on steroid but yes while Musa Dieng ne yes you are activist on steroid while recruit nga so many people right the Nene Frida Gomez the Juka Cisse the Tukulor Sis right we are all part of the activists on steroid and of course right our chief comrade on the ground Madi Jabate so you are not alone. You are not alone. Do wait muk ci xex glenele. Do ci musa wait. Ñu sa bob, ñu sa gannaaw, ñu sa kanam, ñu sa gannaaw, ñu ngi ak yow. Kon yow dundal be dunda sapila. Have a very 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 fabulous birthday. Have a fun birthday. Dila ñaanal at yu bare. Bu dewen naré ñaaw yal na melni ren. Yow dundal. Kon Musa bu nga nga spoilal ma Pasamba de nga spoilal mako. Defal ko birthday bu neex, Until then, until I come your way again, it's the fabulous Nene Frida Gomez, the voice beyond representation. Thank you. Have a blessed night, you all. Bye. Bye-bye. Ay fu ma fayel li ni. Tay mu neex.
naka la hey ok woo ah ok gis naa